internautes yu Dakaractu nuyu nañ leen amaan nañ mbégte bu baax àndaat ak yéen si seeni émission Actu Débat ni ñu koy amalee semaine bu jot tey nag ñu dugg si secteur artisanat moo tax ñu war a dalal ki nga xamante ni moom moo nekk docteur Pape Amadou Ndiaye moom moo nekk ministre de l'artisanat et de la transformation du secteur informel nekk également responsable politique cadre APR fi nga xamante ni moom moo nekk Thiès monsieur le ministre maa ngi lay nuyu. maa ngi lay sant di leen gërëm. di nuyu mboolem internet yi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan tey di leen balu àq di leen ñaanal ci at bu bees bi yal na leen yàlla defal jàmm wérle ak ubbeeku ci Sénégal yëpp. merci beaucoup monsieur le ministre maa ngi koy wax ci présentation bi ministre yow yaa nekk ministre bu bees bu ñu dénk département bi nga xamante ni moom moo nekk artisanat nekk responsable politique ci présentation bi fàtte naa wax que ni médecin nga spécialiste gynécologue. loolu la alors monsieur le ministre lan ngay yokk ci présentation bi. waaw maanaam di remercier ci ñi ma gën a xam ci sama liggéey ci li nga xamante ne moom laa jàng moom mooy médecine di gynécologue waaye en tant que homme social maanaam koo xam ne dafay liggéey ci askan wi sama dimension dafa dépasser sama activité professionnelle ndaxte am na kii yu bare yoo xamante ne ci laay yëngu lu mel ni social développement humain maanaam yokkate askan wi ak tamit li ñuy wax politique yooyu yëpp muy ay jéego yoo xam ne man ci laay yëngatu ba nga xamante ne su fekkee dañ ma bëgg a tënk ci médecin kese dafa am na lu bare loo xam ne dinañ ko réere mbir. d'accord docteur médecin de formation gynécologue de spécialiste. aujourd'hui ministre de l'artisanat. tournure bi waaw ñu jaaxal ne ñu bari. waaye ñi nga xam ne xam nañ ma bu baax loolu jaaxalu leen. ndax yàlla dafa def man ci sama liggéey ak ci ñi nga xamante ne ci laay yëngu dafa lu bare ci li may yëngu dafa bokk ak li ñuy wax artisanat ak secteur informel. dafa am ay groupement de femmes yoo xamante ne man maa leen di encadrer. ci Thiès wala Sénégal ci Thiès ak Touba ak. dem na tamit ci li ëpp diggante Thiès ak Touba parce que Thiès rek diggante Thiès ak département de Thiès am na 400 groupement mooy ñeenti téeméeri groupement jigéen yoo xamante ne man maa leen di encadrer ci formation maanaam tàggat leen ci xam-xam tàggat leen tamit ci ni ñuy def ba mën a denc seen koom moom mooy ak ni ñuy lebalante seen biir loolu moo tax ñoom ñu koy trouver Access association communautaire de crédit d'entraide et de solidarité muy loo xamante ne foofu ci biir Thiès ak département de Thiès am na plus de ñeenti téeméer yoo xamante ne ay groupement ñun ñoo leen di encadrer te ñooñu ñëpp ci li ñuy liggéey ci transformation de céréales locales maanaam defar ay jus defar ay cere yeneen ak yeneen yoo xam ne yëpp ci artisanat la yemu ca Touba am na fa plus que 350 groupement maanaam ñetti téeméer ak juróom fukk groupement yoo xam ne foofu ci biir Touba ñoom tamit li may def Thiès maa ngi ko fay def di leen di encadrer tamit ci transformation céréales locales di def appel yeneen ak yeneen. dem na ba ma defar fa sax ay plateforme d'accord dinañ ci ñëw si biir émission bi monsieur le ministre. maa ngi koy wax wàllum santé laa commencé. ma des si toujours ak situation pandémie Covid 19 bi nga xamante ni moom la réew mi di traversé jamono ji ñu nekk si deuxième vague. ginnaaw bi ko autorités yi annoncé ñu gis que ni deuxième vague bi xaw na métti lool. chaque jour pas moins de ñaari nit wala ñetti nit ñàkk seeni bakkan. ay centaines yoo xamante ne dañuy annoncé que ni am nañ feebar bi mu nekk situation bu compliquée boo xamante ni réew mi moo ngi koy dund et le monde entier alors yéen seen département artisanat tey jii nan ngeen di dundee contexte socio-sanitaire bi nga xamante ni moom lañ nekk. xam nga contexte socio-sanitaire bi moom mooy mbas mi ñuy wax corona. dafa laal askan wi yépp. tout à fait amul kenn ku mu bàyyi te ba tey la ca war ci pas-pas. dañ ko gisagul ci nit ñi. population yi ba tey mesure barrière yi ni ñu leen ko waxee woon ba tey ñi ngi demante ci ay dëj ñi ngi ngénte ba tey te teewul ne ñëpp xam nañ ne ci cérémonie yu mel noonu moo ëpp fu lu ko nit di mën a amee. absolument muy impact boo xam ne maanaam dafa tegu ci kaw askan wi. ñun nag ñi nga xamante ne ñoo bokk ci secteur informel ak artisanat.
mbas mi daf ñoo laal bu baax a baax laal nañu ci fànn yu bari tey ñi nga xamante ne ñu ëpp muy artisanat d'art maanaam ñi nga xamante ne seen xarala ci defar ak tëgg la yenn artisanat d'art bi ba touristes yi ñëwatul dafa wane loo xamante ne mu wane ay jafe-jafe yu bare yoo xam ne ñooñu ñu ngi koy tey village artisanaux yi soo demee ci village artisanaux yi ñoom ñëpp ñu ngi dund ay jafe-jafe soo demee ci yeneen secteurs itam impact bi maanaam daf leen a laal ndax ñi mënoon mënatuñu tey restauration bi muy yeneen ak yeneen amul benn secteur ci nga xamante ne ci artisanat bi te tey mbas mi laalu la bu baax a baax muy jafe-jafe moo tax ñuy ñaan ñëpp daal ñu góorgóorlu ba nga xam ne lii mu gaaw fay jógee. d'accord parlant toujours impact yi monsieur le ministre est-ce que jot ngeen xayma globalement perte yi nga xamante ni contexte bi enregistré na ko ci secteur bi. waaw maanaam perte yi mu enregistré tey jii ay milliards te soo xoolee secteur informel. ak artisanat bokk na ci secteur yi ëpp solo. ci Sénégal. tout à fait. ndax su fekkee dañuy xayma rek ci PIB bi maanaam liy indi koom ci Sénégal yépp téeméer boo jël ñeent fukk ak benn yi ci secteur informel bi la jóge kon xool nga ne tey ci ñi ngi liggéey ci askan wi secteur informel bi moo ci ëpp doole te soo gisee tey ne que croissance bi maanaam li nga xamante ne moom lañ doon yaakaar ci yokkute dem na ba nga xamante ne soreetul benn kon ñi nga xam ne ñoo ëpp ci koom gi ñoo ci gën a sonn moom mooy secteur informel bi parce que ñoo ci gën a yaatu soo ko jëlee tamit ci beneen fànn muy secteur bi nga xamante ne ci liy jël nit ci liggéey moo ëpp ñi nga xamante ne ñooy liggéey ñi liggéey ci secteur informel bi ñoo gën a bari ci ñi nga xam ne dañuy liggéey tey téeméer boo jël juróom benn fukk yi ñi ngi ci secteur informel. ci Sénégal. fii ci biir Sénégal pour wane donc importance su secteur informel boobu te kon tey su crise ñëwee maanaam mbas bi ñëw dal ci kawam. Sénégal yëpp waaye xam naa ne kon massa ñi nga xam ne ñoo yenu Sénégal. est-ce que jot ngeen xam tamit xayma boo xam ñaata nit ñoo xamante ni ñooy yëngu ci secteur bi moom la mbas mi impacté carrément. non loolu eggaguñ ci parce que incha allah loolu ay jàngat la yoo xam ne ANSD ñoo koy def te xam naa ci suñ demee ba yëf yi jeex ci mujjantal gi boobu incha allah su demee ba feebar bi ñu weesu ko boobu la ñuy doog a mën a génne statistiques yooyu ba wax ne jéem a seet lan la laale mais wóor na ne lim ci laal lu bari la ndaxte ñun ñoo ëpp ci askan wi ñoo ëpp doole ci askan wi kon su askan wi yëngoo rek ci ñun lay njëkk a dal. d'accord parlant toujours de impact bi surtout est-ce que am na ay mesures yoo xamante ni yéen jotoon ngeen ko jël anticiper. surtout nga xam ne pandémie bi dafa ñëw salfaañe côté yëpp. est-ce que am na ay mesures yoo xamante maanaam jël ngeen ko fexe tellement que même bu fekkee am na ay impact aussi mu atténuer ko en quelque sorte. maanaam ñu ngi sant bu baax le président de la République Macky Sall ci baaxam. ci yéwénam ak yërmande ndax ba mu demee ba xool ne que secteur informel bi surtout artisanat bi mbas mi laal na ko lool ba ñi nga xam ne ñi ngi ci biir door nañoo loof fa la xalaatee ni del 25 milliards muy ñaar fukki junni ak juróom milliards mu daal di ne dama koy jagleel artisan yi pour jéem leen a massaw ba jàppale leen ci li nga xam ne moom mooy tiis bi leen dal seen kaw. artisan yu Sénégal lañ ko jagleel. maanaam dafa am ñoo xam ne dañ leen tànn. non kenn tànnul dafa fekk dafa boobu dafa am lu ñu doon wax enrôlement mooy bind. moo tax ñu ci remercier bu baax sama prédécesseur mooy kii ma fi jiitu. muy le ministre Dame Diop. moom moo defoon enrôlement bi moom moo demoon ba jël nit ñi ànd ak ci nag. ak OPA yi mooy ñi nga xamante ne ñoo yore organisation yi yore artisans yi. ak chambre de métier yi ñoo tënku ànd def ciblage bi mooy wàññi nit ñi nga xam ne ñu woote ci télé yi daal di ne kuy artisan na nga ñëw bindu ñi nga xam ne bindu nañ nag ñooñu la ñuy war a jogleel ndimbal loolu. ñooñu la ñuy jox ndimbal loolu. waaye nag dañu bëgg mu leer ndimbal li jékkul jékki rek matale. dëkk bi ñëpp xam nañu ne yëpp ay urgence la. waaye nag ci biir loolu. am na loo xam ne mooy njëkk a génn muy première phase muy 5 milliards
yoo xam ne tey président de la république jël na ko joxe ko du ca yem nag dinañ continuer. waaye ñii distribution bi commencé na wala. door na lancement bi àjjuma bi passé lañ ko def fii ak pour Dakar nga xamante ne dañu jaar pour waa Dakar mais nag na ñëpp xam ne du ñëpp ñoo jotandoo ci li ñu xayma. ci ñi njëkk jot suñ ko xaymaa du 30 000 maanaam fanweeri junni ñoom ñooy njëkk jot. ñooy njëkk jot ci après première phase bi. ñeneen ñi dinañ ñëw te incha allah ñi ngi ñaan ci diir bu gàtt. ñëpp mën a cee jot. ba nga xamante ne dinañu ku amul woon tey na ngay taaxirlu tuuti rek. incha allah li nga war a jot ku bindu rek incha allah di nga jot waaye nag bu kenn nag yàkkamti ba defe ne dañu fàtte ñi wala fàtte ñële. njëkk jot rek la ndax dañ koy xëcc chance la ñu njëkk am rek njëkk jot. d'accord ñu bëri jàpp ne militant APR yi la ñuy njëkk financé loolu peut-être yow yaa gën a placé. loolu ngir tontu question boobu. non loolu parce que nee nañ militant APR yi ñoom la ñuy njëkk a ciblé ñoom seen dossier la ñuy jël ñoom la ñuy njëkk a jox financement. non xel monsieur le ministre lan ngay tontu si. non xel nanguwu ko sax parce que déjà benn yëf commission bi nga xam ne moo ko doon def bañ koy def man nekkuma fi woon bañ ko defee ba pare bañ ñu indil ñu ko. man bokkuma ci commission bi joxe dañu woo chaque région. dañu woo président chambre de métier bi moo tax ñuy def ay lancement di ko wërale dinañ def nañ lancement Dakar démb def nañ lancement Ndar Matam ak Louga incha allah altine dinañ dem Kaolack Fatick ak Kaffrine loolu fu ñuy dem dañuy woo président chambre de métier daal di ne ko këyit yaa ngi nii ñii la ñu bind. amul politique. président des chambres de métiers yi de gisuma ci. cible militant yi. non président chambre de métiers yi de bees laa ci mais gisuma ci ñoo xamante ne ci ñoom. am nañu carrière casquette politique boo xam ne. feeñ na man xaw ma ko ci wala su amee itam xaw ma ko. mais war naa mën a ne parce que tamit lépp mi ngi ci biir. mais man xamuma leen en tout cas xameewuma leen. casquette politique boo xam ne ñoom dinañ ñëw naan dañuy beddi kii wala beddi kee. waaye nag lenn moo nekk ku ñu beddi sax. tooxal xaar taaxirlu. tey mën ngaa njëkk jot ki mujj fekk ba muy jot. mu gën a nekk ci jamono ci moom ci li mu gën a soxla. kon na lépp toog. nañ xaar te dallu ku ci sa tur nekk incha allah di nga jot. d'accord gis nañ artisan yu nekk Soumbédioune démb rek gis nañ leen ci télé bi ñuy ñaxtu. nee nañ am na ñoo xamante ni envoyé nañ leen ay messages. 150 000 francs. am na ñoo xamante ni ba tey ñoom gisuñ daal. waaw loolu la mooy li ma doon wax léegi rek xam nga tey suñuy ne dañuy dimbali. 30 milliards 25 milliards la ñu war a dimbale. première phase 5 milliards la. xel nangu na ne dina am ñu jot ak ñu jotul. tout à fait ku jot sant yàlla. ki jotul na nga xaar incha allah man en tant que ministre. président de la république wax man lu la ma wax dinaa ca dox incha allah di dox ba ku ci nekk la nga war a am nga am ko. ñi war a jot yëpp ñaata lañ bu ñu leen 160 000 maanaam ñaar téeméeri junni ak juróom-benn fukk. loolu moom mooy li nga xamante ne ñoom ñoo war a jot te ñooñu ñëpp dañoo bindu te li ma leen wax ci lu leer. ku bindu c'est un fichier transparent. waaw ñoom ñoo bindu daal ku bindu. di nga génn ku binduwul nag mënuñ la caa boole. loolu moom mooy lu leer parce que man foofu laa fekk liste bi xaw ma sax bañ koy bind fekkuñu fi bind nañ ko ba pare teg ñu ko suñu loxo ñu itam bañ ñu koy defar. dañoo woo président chambre de métier président chambre de métier mooy ki nga xamante ne mooy taxawal artisans yi. au niveau du ministère ñun mooy suñu lien ki nga xamante ne mooy suñu bras armé koy liggéeyal moo ñuy liggéeyal nekk suñu lien ak artisans yi. artisans yi nag ñoo ngeen fal. loolu nag ngeen bëgg moo leer. président chambre de métier boo fi gis. artisans yee ko fal. du électif la kenn namewu leen. suñu leen namee taxawu ñooñu en quelque sorte ci seen i comme ñoom ñoo leen élire. te bëgg nañu tamit xam naa ñoom it bëgg nañ ko leen éliraat. kon dinañ góorgóorlu ba na mu gën a rafete ñu defee ni ko. d'accord yéen ñi seetaan Dakaractu yéen ak seen émission Actu Débat tey nag ñuy dalal monsieur le ministre de l'artisanat moom moo nekk docteur Pape Amadou Ndiaye alors monsieur le ministre
maa ngi koy wax tout à l'heure dañ la fal si contexte bu xaw a doy waar pandémie Covid 19 bi nga ñëw fekk si table bi ay dossiers yu bëri. mu nekk si benn département bu ñu la créel bu bees. boo xamante c'est la première fois que ñu jagleel artisanat ministère plein. alors tey bu ñu doon def situation bi dossiers yi nga fekk sur table bi lan la exactement. maanaam xam nga artisanat dafa nekk dossier boo xamante ne dafa mag. ñuy remercier encore le président de la République ci lii mu jël artisanat def ko ministère plein. doléance la maanaam. ñaxtu la boo xam ne waa secteur bi dañ ko yàgg di ñaxtu. absolument fu ñu gis président ne ko ñun dañoo bëgg suñu ministère bopp dañ ko bëgg. tey nag président daal ne nag defal naa leen ko muy vision maanaam gis-gis. ak naa boo xam ne ku clair boo xam ne président de la République daf koo am. li ma la wax sànq. artisanat dafa nekk ci Sénégal secteur bi ëpp doole. ak ëpp problème aussi. mais fu doole bari problème bari fa. absolument ndax tey soo ko xoolee ni ma la waxee saa yoo jëlee téeméeri nit. juróom benn fukki yi ñu ngi liggéey ci artisanat. kon mooy le premier employeur du Sénégal. te mu clair ñëpp. impact bi tam moom mooy ci alal ak koom li mu fi dugal keneen dugalu ko fi. mais malgré cela soo ko xoolee ñu ngi jànkonteeg ay jafe-jafe yu bare jafe-jafe yi soo ko bëggee lim duñ fi jóge waaye dañ ko mos. jafe-jafe ji njëkk. yi gën a soxal secteur bi ñi gën a soxal acteurs yi. ñoom ci ñoom ca la ñu wax la ca jiitu moom mooy am formation bu nga xamante ne dañ ko soxla. ci pour ñoŋal seen liggéey. am na tamit. ñoo xamante ne dañu am jafe-jafe pour jot ci matière première maanaam la ñuy waree liggéeyee. mu amati jafe-jafe dafa dëkkuwaay fa nga war a liggéeyee. surtout yenn saa yi ci lu bari gis ngeen ko dañ leen di fi jëlee wala fa la ñuy jëm ci mbedd mi la ñuy tëgg wala ñoo xam ne ci ay garage ñu bari ci tamit ci informel bi mujj di liggéey ci ambulant. ndax amuñu fu ñu boutique wala amuñu foo xamante ne mën nañ faa toog mën faa suturlu ci seen liggéey kon muy lu bare am na tamit tey soo ko jàppee ñu bare ci artisan yi amuñu accès maanaam mënuñoo yegg ci protection sociale maanaam couverture maladie yenn yi jotuñ ci mënuñoo jot ci retraite ak IPRES caisse de sécurité sociale et j'en passe yooyu yëpp artisan yi muy loo xam ne dafa tumuranke ci ñoom mu tumuranke ci ñoom tam tey li nga xamante ne moom mooy accès au financement. surtout accès au financement. xam nga accès au financement dafa nekk lu jafe. ci artisans yi ndax loolu moo tax président am gis-gisu ne transformation du secteur informel. parce que tant que yaa ngi informel kenn xamu la. yoroo këyit binduwoo soo demee di leb doo am xaalis. tout à fait kon loolu moo tax muy solowu transformation du secteur informel maanaam bindu. ba nga xamante ne fa ñu war a bindoo ba ñu xam yaay kan loolu mooy yombal askan wi ba ñu mën a am ca la ñu war a mën a ne moom mooy financement yooyu président jéem na ci yërmandeem ak ni mu seete noonu la mu war a leen jàppale mu indi sax DER nga xamante ne yenn li nga xamante ne ñeneen ñi dañ koy laajte ci ay garantie ak ci ay mbindu moom sax doo ci yem mais pour yombalal mbir mi pour wax ne que président vraiment am na vision pour jàppale ko waaye li vision bi gën a mag fii mu toll nii moom mooy transformation du secteur informel maanaam nit ñi jóge ci kenn xamul yaay kan ba ñu xam ñooy kan ñu bindu am seen i ay këyit am seen i lijaasa ba fu lu ñu soxla ci marché public yi ñu mën cee am financement yi ñu mën cee am ak yeneen ak yeneen. d'accord yaa ngi wax monsieur le ministre problème yi secteur bi di jànkonteel jàppoon ne loolu yëpp négligence étatique moo ñu ko yóbbee jàpp secteur bi ne secteur bu nekk fii bon mën nañ leen bàyyi ñoom ñu débrouiller en certain moment duñu leen apporter soutien nécessaire bi ba ñu dem tey ba xam ne secteur bi lu muy dugal ci économie bi moom moo ëpp yenn secteurs yi ñu bëgg ne dañuy rattraper gisoo ne y a une négligence étatique de la part des autorités. non soo xoolee sax ma wax la lu gàtt soo xoolee structure yi nga xamante ne ñooy jóg di liggéey ci informel dafa bari. absolument tey soo gisee APIX dafay liggéey ci transformation du secteur informel DER ak structure bu muy tuddee MIL dañuy liggéey ci transformation du secteur informel MASI mooy ministère des finances dañuy liggéey ci transformation
PASI ci ministère du commerce dañuy liggéey BMN dañuy liggéey bureau de mise à niveau ak su ma ko naroon lim tey fii la ñuy toog ba ngoon émission bi. problème bi fan la nekk monsieur le ministre bëri na ñoo xamante ni ils s'activent dans le secteur mais il y a toujours ces problèmes qui persistent. Où se trouve exactement problème bi. problème bi dëgg-dëgg maanaam aali kalaj gi mooy ku nekk su fekkee yaa ngi sëgg ci sa suufu tànk di fa gas teen fukki nit di ko gasandoo teen du fa feeñ dañu war a boole doole yi loolu la ñuy wax tey acteurs yi ñu daal di leen de manière consensuelle ñoom ñëpp booloo nekk benn dank benn say xoolandoo benn boor loolu le président indi ci ministère bu bees bi pour mettre en cohérence mettre en synergie boole doole yi pour doole gi fu njëriñ mën a feeñ. d'accord pour njëriñ mën a feeñ boole doole mais également bu fekkee dañuy boole doole yi état si boppam di leen di gën a affaiblir est-ce que dina mën a jàll. est-ce que doole boobu ñuy boole aussi dina mën a servir à quelque chose. non doole bi mbooloo mi rek doole la parce que su fekkee tey ku ci nekk yaa ngi liggéey loo xamante ne yéen a ko bokk. day def yenn saa yi di nga gis ñoo xam ne ci même espace maanaam ci fenn fu ñu nekkandoo. ñoom ñëpp ñu nekkandoo fa feneen fi nga xam ne kenn ñoom ñëpp su nekkee fenn bàyyi nañ feneen loolu moom mooy li nga xamante ne défaut d'efficacité ak efficience waaye su fekkee ñoo booloo planification bi benn lay doon ku ñu ne fii la ñu ne yow kon kii kenn ngi fii yow demal fële. loolu moom mooy indi planification globale mooy tax ba yëf yi gën a yaatu gën a ñoŋ li nga xam ne moom mooy yéene président de la république incha allah ñu mën koo doxal ba artisanat fa mu war a ne maanaam mooy keno dëkk bi daal di koy nekk incha allah. bokk na ci problème bi secteur bi di jànkonteel surtout moom moo nekk concurrence déloyale bi yéen a nekk état tey seen salon yi ci gën a bëri boo xoolee du artisan yi nekk Sénégal ñoom ñoo defar meuble yi nekk ci salon yi est-ce que loolu tamit du problème bu ngeen bëggee dooleel artisanat di dem di exporter ay produits bitim réew monsieur le ministre. merci Daouda xolli nga góom bi tey problème mu Sénégal dëgg moom mooy patriotisme économique xam nga luy patriotisme économique. mooy gëm sa bopp. bés bu Sénégalais yi soppee seen xel ba xam ne ñoom dañu war a gëm seen bopp dañuy indi koom mais tant que Sénégalais bi mi ngi xalaat ne que meuble bi nga xam ne ci biti la jóge moo gën moom day daanu ndaxte mi ngi dooleel artisan boo xam ne newu fi. est-ce que loolu du état moo ko war a njëkkee. yéen ministres yi. état président ngeen di consommer local. ñun ma lay wax seen cartable yi nekk loo xamante ni fii lañ koy produire seen dàll yi seen salon yi. loolu mooy li nga xamante ne président de la république moo ko gis. mu daal di mettre teg ci instrument bu ñuy wax mobilier national pour que ci njëlbeen gi mu am 15% bi nga xamante ne ñii liggéey yépp dañ koy jox mobilier national loolu muy lu vision bu mag boo xam ne président de la république am na ko fii mu toll 15% yooyu nga xam ne président moom la ñu joxoon ñu ngi koy weesu nañ ko bi ñu ngi ci 20 à 25%. waaye loolu ci mobilier national. est-ce que gars yi gis nañ ko monsieur le ñu ngi koy gis. nekkul ay chiffres. non du ay chiffres tey jii soo gisee soo demee artisan yi. tey nga dem Thiès nga dem feneen ak feneen di nga fekk ay artisans yoo xam ne formé nañ leen. encadré nañ leen dans le cadre du mobilier national ba li nga xamante ne moom mooy tey ay meuble ak feneen ministères yu bare ñoom ñu ngi koy indi di ko def. waaye nag jox marché public yi monsieur le ministre. ñu ngi leen koy jox. bokkoon na ci seen i ñaxtu temps yi ñu génn. ñi ngi koy def mais dafa des. d'accord parce que 15% 20% baax na. mais ñun suñu objectif te luy xel moom mooy ñu dem ba nga xam ne 100% wala 80% mobilier national. fii lay war a jógee ci ñun. président yamu ca mi ngi ñuy ñaaxaat. ci bërki démb ci conseil des ministres bi mujj nee nañu banc yi table banc yi ak yi ñu war a réparer. nañu gisante ak éducation nationale ñu jox ko artisan yi. président yamu ca woote 100 000 logements muy un des projets structurants. muy projet bu yéeme 100 000 logements yoo xam ne kenn mësu ko fi def. président di ko def mais woo na ministère de l'urbanisme ne leen 100 000 logements yooyu. am na yoo xamante ne damaa bëgg ngeen jox ko artisans yi ci liggéey bi. ñaata lañ leen fi war a jox. non léegi fi mu ne nii. pàcc bi xaymaaguñu ko ñu ngi ci réunion yi. parce que yëf yi dooragul mais man de loolu mën na nekk loolu mën naa ne waaye man lay wax dara man mi nga xam ne président woo na ma jox ma ko man dinaa xeex ba loolu nekk te sant naa yàlla
fan yii rek dem naa toog waxtaan ak ministre de l'urbanisme ak secrétaire d'État chargé des 100 000 logements. ba ma demee man dama ñëwoon pour xeex pour ñu jox ñu ko waaye dañoo xeex ñoom pour jox ma. pour ñu jox la ko. man dama doon xeex pour ñu jox ma. ñoom dañ doon xeex pour jox ma tellement ñoom tam dañu engagé wu ci vision au président de la République boobu pour que artisans yi ñoom seen bopp gis seen bopp ci 100 000 logements yi ci porte yi ci menuiserie bi ci menuiserie métallique ci menuiserie aluminium. ci menuiserie aluminium. ak yooyu yëpp. président góorgóorlu ci. ñaan ñu ko pour nga xamante ne ay artisans sénégalais mën ci gis seen bopp. ba tey jii xale yii nga xamante ne tey amatuñu yaakaar ba naan dañuy dem géej ak yeneen ak dem feneen. dinañ xam ne fii Sénégal nit na fi toog am fi teraanga dog fi ay buumu gàcce. bu ñu xaymaa monsieur le ministre loolu yëpp tey secteur artisanal lu muy dugal ci xaalis ci réew mi exactement ñaata la. mooy dama ne la suñ ko xaymaa tuuti mooy li ma la doon wax maanaam téeméer alal buy dugg ci Sénégal téeméer bu ne. ñeent fukk ak benn yi ci secteur informel la jógee te ci soo ko jëlee secteur informel li ci ëpp artisanat la jógee kon muy wax ne que secteur bu am solo la tey ci soo koy dañ koy xayma moo ëpp li muy dugal alal ci Sénégal. d'accord taxawaayam lan la war a doon ci PAP 2A bi ñuy dugg. PAP 2A bi seen politique la boo sunu politique la koy naxee askan wi. non président lan lañ ci mën a wax exactement waaye daal lu leen soxal la moom. non soxal na président de la République xam nga président de la République ku ko jege déglu ko da ngay yéemu ndax engagement ak pas-pas bi mu am pour defar dëkk bi dafa njëkk indi lu ñuy wax PSE. plan Sénégal émergent muy plan boo xamante ne daf ko jàpp fii ak fanweeri at. mais loolu moom joxeegul dara monsieur le ministre. bu ko vanté ma ne tey moom joxeegul dara loo xamante ni c'est rassurant. damay jox rek benn yëf bu simple. bu joxe woon dara du ñu joxe PAP 2A. dama ne attends ma expliquer la bu simple. d'accord xam nga Sénégal président de la République ba mu koy jot am na ñu fi waxoon ne fii ak ñaari weer dootu leen fayeeku am na wala amul yemuñ ca taux de croissance bi ñu yoroon fii maanaam suñu xaymaa suñu jéego yi ñuy def pour dem ca kanam. croissance en chiffre. croissance amul chiffre rek la mën a doon croissance moom mosoo ko gis fenn fu mu dul chiffre ci croissance boobu taux de croissance Sénégal mi ngi woon ci ay 2,6% maanaam ñaar jàpp matagul sax ñett ba président de la République jëlee réew mi ci juróom benni at yi mujj entre 6 ak 7% la Sénégal nekkoon de croissance. est-ce que yëg nañ ko ci poche yi. mais dinañ ko yëg mais xam nga nit ki dama ne àddina moom jotul rek sotti. tout à fait. xam nga toujours koom-koom dafa am ñaari levier benn levier bi moom mooy wut alal am na beneen levier bi nga xamante ne mooy yokk koom-koomu nit ñi léegi alal boobu nga xam ne état da koy am mooy xëcc ba nit ñi daal di am alal mais nit ñi am alal boobu nag mooy li ma la den wax sànq il faut que sénégalais yi ñoom tam participer ci parce que mooy consommer local parce que saa yoo consommer local tey gis lu mu mënti doon nga jënd loo xamante ne day dem yaa ngi dooleel ku ne ci biti. jàpp nga ne moom moo gën a mën a développer réew mi si amul man de ci sama xam-xamu bopp ak ci xam-xamu président de la République gisuñu leneen lu dul consommer local patriotisme économique moom kese la ñu gis moo xam ne moo mën a dooleel askan wi parce que lu alal am. ba pare alal bi dem. wala ñetti nit kese moom alal bi. alal boobu du alalu askan. alalu askan moom mooy ñun ñëpp tailleur bi gis ci boppam restaurant gis ci boppam kii transformé gis ci boppam ñi nga xam ne ñooy liggéey ci bois ak keneen ku ne gis ci boppam te loolu nu mu koy mën a nekkee bul defee ne nag état kese la ku ci nekk ci sa bopp yaay mu ne man dama ciy def sama loxo. def loxo boobu nag moo ñu indil koom bu nga xam ne dafay nekk koom bu sax dàkk ci askan bi yëpp. d'accord monsieur le ministre ñu jeexal secteur bi ñu partie bi ñu jagleel secteur artisanat acteurs yi dañ doon réclamer à ce que ñu taxawal leen banque boo xamante ni ñoom ñoo koy moom exclusivement moo leen di mën a permettre ñu am financement ñu am formation boo xamante ni dina leen gën a mën a permettre ñu gën a ñoŋal seeni liggéey yan assurance ngay di defal acteurs yi laata ñuy jeexal sa partie bi ñu jagleel waaw xam nga man li ma lay wax ci lu leer gis nga président de la république li ma la doon wax sànq laay delluwaat soo toggaloo déglu ko
nga xam ne kii fi mu jëm xam na ko. xanaa da nga bëgg ñu joxal la beneen ministère monsieur le ministre. man déedéet. xam nga ma wax la benn affaire man xalamuma rek président de la République. man xalamuma président. non di ko neexal ni. man kenn de booy joxe la. ku ma xam man dëgg-dëgg xam ne man sama ñaq laa yaakaar. acteur politique yi dañ see aay. dama ne man ku ma xam sama ñaq laa yaakaar. d'accord mais dama gis déglu ko. ma xam ne kii fa mu jëm xam na ko. c'est un homme de vision nga bëgg a wax. clair non seulement dafa am vision mais dafa am pas-pas. d'accord ñun ñooy bras yi nga xam ne lii nga xam ne mooy yoon bi mu bëgg ñun ñoo koy créer xam nga lu mu ñu jox daf ñoo jox saak ñun ñoo ciy def la ca war a nekk ba ëllëg sénégalais yi gis ci seen bopp. d'accord trouvé nañ beneen tournure pour dugg ci actualité politique bi. monsieur le ministre acteur politique nga maa ngi koy wax. ci Thiès. bokk ci cadre républicain yi. ñëpp nee nañ yow sa engagement mooy fexe ba unir les partisans de l'Alliance pour la République au niveau de Thiès. ay témoignages la yu ñu recueillir yoo xamante ni wax nañu ko. alors man ma bëgg a delluwaat ci actualité politique bi. ci yéen a ngi naan fu ñu toll nii démocratie bi dafa gën a yokk. yéen a ngi koy vanté wu yéen a ngi naan taux de croissance bi dafa gën a yokk. mais dans un pays démocratique est-ce que le respect du calendrier électoral nekkut loo xamante ni c'est sacré. lan moo tax may poser question boobu parce que ful total bi nga xamante ni le président de la République c'est un président de parti Macky Sall. nee na du ñu dem élection locale tant que parewuñ audit fichier électoral bi jàpp nga ne loolu noonu war nañ ci mën a basé wu rek bañ a dem élection locale. ma xam nga Olof Ndiaye dafa ne. kenn du tama. li okk sa digg ginnaaw. loolu may la. maanaam mënoo defandoo ñaari yëf en même temps askan wi. maanaam parti politique yi ñoo daje. daal di ne ñoom bëggatuñu dem élection tant que leeraluñu fichier bi. président woo leen ñoom ñëpp ñu toog mu ne leen lan ngeen bëgg. mais dafa bàyyi ba ñu dem élection ba pare. waaw mais il faut mu am fenn fu ñu ko defee. mais bu xaaroon moom bu fichier boobu ñu dem ci élection. damay wax rek lu leer xaaral ma wax la gis nga fichier bii. moo wàccam président Ablaye Wade président fichier bii. moo yëgal président Macky Sall kon fichier bii fekkoon fichier bu bon la président Ablaye Wade du wàcc fekkoon fichier bu bon la président Macky Sall duñ mën a amaat deuxième mandat lii. président pour dalal xelu ñi nga xam ne ñoom la séqul langue bi. acteurs politiques yi. pour dalal seen xel. moo tax mu nangul leen ne leen nañ dem indi ay ñu seetluwaat fichier bi. ñooñu di ko saytu président moom leer na ko ne fichier bi baax na waaye nag comme ñëpp nga àndal da nga leen jox cër suñ la nee ñun lii lañ bëgg mu ne leen nangul naa leen ko. mais buñ tollee si war a dem élection aussi duñu teg loolu ñu dem élection ñëwaat continuer suñuy liggéey. waaw mais mooy indiwaat coow li xam nga chaque fois. parce que démocratie moom. respect calendrier électoral moom monsieur le ministre. attends loolu xam nga respect calendrier électoral. ñaata fii Sénégal suñu élection yi. Sénégal respect calendrier électoral loo xamante ne daf fi yàgg waaye repousser élection locale. du loo xam ne guléet la yàgg na tamit président de la République bëggatuñu ñuy continuer chaque fois que ñu dem élection. suñu génnee ci élection yi muy ñaxtu naan fichier bi baaxul wóoluwuñu ko loolu moo tax mu nangul leen toog sur 27 points yoo xamante ne ñoom ñëpp teg nañ ko mu dal 26 points yi mu ne nangul naa leen ko. kooku kañ ku ko def mooy bëgg nga jàmm bëgg nga élection yu leer te incha allah bés bu jotee nañ xam ne li ci kanam rawuli bët. d'accord yaa ngi wax dialogue politique bi moom nga bëgg a wax tout à l'heure si accords yi nga xamante ni trouvé nañ ko ñu bëri jàpp nañ ne ay deal kese la deal la d'autant plus que ay ténors de l'opposition la ñuy nax dugal leen si parti au pouvoir bi loolu tamit c'est pas un problème dans un état démocratique. xam nga man sénégalais mooy dëkk boo xam ne dafa jaaxal nit ñi. su nit ñi xuloo ñëpp kontaan su nit ñi juboo ñi mer stabilité équilibre mooy li nga xamante ne mooy doxal askan fii ñu dëkk muy Sénégal dama doon waxtaan ak kilifa gu mag muy sëñ Abdou Aziz Sy Al Amin yal na yàlla yokk leeram mu ne ma Sénégal dafa soxla dal ma ne ko ndax lan papa mu ne ma ndaxte ñun dañoo toog ci pétrole ak gaz safara wër ñu fu pétrole ak ku toog ci safara ak gaz pétrole wër la doo foyee almet kon ñun dal moo ñu jëkk
te dal boobu le président di dox moom moo tax mu nangul. dem bay négocier ay. loolu moo dal boobu équilibre bi ak stabilité boobu. mais mooy réew indi bu nekk développement. opposition war na fa am. ñii di opposé wu ñii di gouverner. maanaam xam nga. bu fekkee dem nañ ba si réew boo xamante ni amatul opposition. gouvernement bi day def lu ko neex. Sénégal opposition ngi fi loolu la ah bon? opposition mi ngi fi. amul opposition am na yeneen ñi parce que ñu ñëpp ñoo mën a ñëw ànd ak président am na ñu mën a ànd ak moom te loolu sax dafa nekk lu xam ne lu xel nangu président ak ñi mu àndal tey ñoo àndoon démb fantasiro daje delluwaat jubóo loolu du jaaxal kenn. luy jaaxal nit kañ mooy koo xam ne mosu leen ànd xamante leen bokk leen xam-xam bokk leen dañuy gis-gis ngeen jékki-jékki daw ànd ñu ne ñii ñooy ñan mais président de la république ku ko xam ne vision am claire na ku koy ànd ak moom ci kaw vision am moom mooy PAP 2A ak PSE ku ci ñëw ci moom ngay àndal pour ñu liggéey ko pour l'émergence du Sénégal en 2035. Parlant toujours de politique arrivé Idrissa Seck si mouvance présidentielle bi Idi yéen a bokk Thiès à chaque fois moo leen doon dóor. su leen yéen bi ngeen jëlee nguur gi ba tey. su leen gagné. Thiès Idi moo ko doon. waaw xam nga arrivé au pouvoir. sant parce que Idrissa Seck mooy président Idrissa Seck dafa di koo xamante ne ku ko jox cëram. xam ne kilifa la ci élection ak politique Sénégal. koo xam ne dem na élection ku dem élection présidentielle. dóor leen Thiès ñaari yoon. di leen dóor jël deuxième déglu ma rek. ku jël deuxième ci ñaari élection présidentielle. élection présidentielle contre Ablaye Wade mu jël deuxième. élection présidentielle contre président de la République Macky Sall mu jël deuxième. benn élection la jëlul deuxième jël troisième. quatrième parce que boobu dafa demul woon campagne parce que boobu dafa taxaw di xeex kon kooku du ci politique. du si como. ay wax yéen a àndoon ak moom yóbbu ko ardo wala moom moo leen yóbbu ardo. waaw maanaam xam nga lan mooy yóbbu ardo mooy président Idrissa Seck. dafa am élection depuis 2000 muy dem élection. mësut a gagné perte benn centre de vote au niveau de tout Thiès. kon kooku te boobu boole nañ ko ak ay premier ministre. ministre des finances. ministre de la santé. ministre juróom benn ministre ak premier ministre. moyens yi ngeen amoon yow waxal def ngeen ko ci. dama ne loolu déedéet ñooñu ñëpp boole woon nañ ko Idriss Seck ñooñu mënuñu am benn centre de vote. yàlla def 2014 man ma nekk tête de liste contre le président Idriss Seck sur 18 centres de vote bu ñu xool ne muy centre moom mu am 9 ma am 9 mu téye 500 voix muy juróom téeméeri voix la ma rawee. koo xam ne yéen ñi ci seen bopp waaw mais loolu mooy wane ne. kon déedéet. loo gis rek dama ne déedéet du noonu. koo gis rek dafa am jéego. xam nga tey koo gis tey mu daal di nekk ci escalier nga ñëw fekk ko tey mu nekk rez-de-chaussée ñetti at nga dellu su fekkaat ko rez-de-chaussée nga ne ko yow yow doo demoo. mais koo ñëw fekk tey rez-de-chaussée nga daw dellu si fekk ko mu nekk 5e étage nga ne ko yow yaa ngi ci yoon. ñun. ñu ngi kontaan ci li président Idrissa Seck ñëw ci sunu coalition. ragaloo leen mu créer leen ay jafe-jafe ci seeni biir parti ci Thiès. non xam nga politique ak jafe-jafe ànd. ku ne damay dugg ci politique yokk jafe-jafe kon. waaw mais da ngeen bëgg a yokk jafe-jafe. xale yi góor yi xale yi. élection la ñu jëm dama ne xale yi da ngeen am problème choisir seeni candidat yi dem. xale yi xam nga lu ñuy wax. yokk cere yokk ñeex. ku yokk. ay militant yokk coow politique moo mel noonu politique ak coow ñoo ànd mais lenn moo am ci lu leer man Pape Amadou Ndiaye benn ambition laa am mooy jàppale président de la République pour que li nga xam ne moom la naal Sénégal mu mën ko réaliser nu mu ko koy bëggee nan la koy doxale ñun ci moom la ñu ànd ak moom mais ragaloo leen Idrissa Seck ñëw jaxase Thiès carte yi carte yi moom jaxasoo na ba pare. dugg na si nguur gi fu mu nekk nii ñu bëri ñoo ngi xalaat wax nañ ma ko nee nañ ñu bëri ñoo ngi xalaat am na ay acteurs sax fu mu nekk nii nu ñu activé woon si biir parti bi wàññi nañ ko si Thiès. non man maa ngi comme ni nga ko waxee man maa ngi rencontré acteurs yëpp. te soo xoolee si yéen surtout yéen ñi nga xam ne ñu xarañ ngeen ci mbir mi. gis ngeen ne kuy responsable seeti naa la. te ku ma ci seeti ñoom ñëpp dañoo jox engagement nekk ñi ngi ci ginnaaw président de la République te dinañu xeex ànd ak moom. d'accord te nag ñoom ñëpp dama leen laaj ñu ne sans condition. kon nag man li ma mën a jàpp rek mooy li ma ñooñu wax. ragaloo Thierno Alassane Sall yéen a bokk foo leen di militer. non yooyu yëpp. jàmbaar la yàlla na ko yàlla jàppale. ragaloo leen élection yi ñu jëm mu ñëw foxati mairie bi seen loxo. sant yàlla xam nga lu ñëwagul ñun duñ ci
ñun du ma seetkat du ma seetaan gisaane. waaw mais poids politique fii Thiès poids politique Thiès ma ne poids politique u Thiès. soo bu jëlee réew mi jël Benno Bokk Yaakaar. defe naa li ci des du bari. révélation la de Thierno. ah waaw yàlla na ko yàlla jàppale. d'accord monsieur le ministre émission bi presque jeex na mais si benn précision monsieur le ministre ñu aborder question boobu jeexal une bonne fois moo nekk nga defal ñu rek benn précision si après sa nomination gis nañ coow li commencé bëri si benn vidéo bu nit ñi partagé dans les réseaux sociaux. gis nañ ñu dégg ne convoqué nañ la dem nga palais président rencontrer le président de la République alors qu'en est-il réellement monsieur le ministre. non xam nga man mbir mi. daf may reetaan loo. ah bon waaw parce que c'est pas aussi sérieux que ça. non c'est nit ñi ñooy wax dara mbir mi du dara xam nga nu mu demee. dama toog sama salle am ay militants surtout militantes. yi samay groupement xam nga nee naa la. am naa 400 groupements de femmes à Thiès. absolument 350 de groupements de femmes à Touba. ñooñu da nga defee ne pour nga monter leen yor leen ànd ak ñoom dafa ne yomb na yombul. dafa am ay nit yoo xam ne dama leen di fay chaque weer. pour que ñu leen di encadrer dama jënd ay oto jënd ay moto ñooñu ñëpp ñu encadrer ñooñu te boobu may ànd ak ñoom yëpp ci juróom-benni at mësuñ ci am financement. mësul am ministre bu ñu recevoir mësul am kenn koo xamante ne woo ngeen ko mu ne jàppale nañu ci ñooñu di liggéey kon xel nangu na suñu ñëwee ba fal ñu ñoom ñu kontaan. dal ne ñun ñii lañ ñu daan beddi tey nii ñun yéen ñoo toog fa ñuy séddale. sauf que population bi. ñoo ko gisul lañ doon wax. mais séddale mais ministre bi su séddalewul lan lay def. bu ñuy wax séddale mais ministre peut-être que dañoo fal nit ki pour mu séddale. alalu askan wi peut-être. mais loolu la war a def loolu lañ doon mais alalu askan bi la ministre bi war a féddale wala da ngeen bëgg mu boof ci ministre lan mooy jëriñ ministre ci askan. moom mooy lañ ko jox mu séddale ko. mu jox ko. séddale ko da koy séddale c'est le mot qui choque séddale xanaa xamoo ne xaaral ma expliqué mais dañu déggul olof. est-ce que xam nga kan mooy séddalekat bu mag bi. yàlla subhaanahu wa taala. kon tey suñu demee ba tuddee ma maay séddale. dafa mel ni turu yàlla lañ ma jox. man loolu man damay góorgóorlu jéem sama kéem kattan ba nga xam ne tur boobu ñu ma jox ne day séddale incha allah ma góorgóorlu ba ëllëg. ma mën koo mérité parce que séddale nag am na ñoo xam ne duñ ko def dañuy buuf. regretté woo acte jamais vidéo bi nu mu génnee dans non man li ma wax ci nit ñi li ñu wax. gars yi di ko daf ma ree parce que dañ ma xamul. mais su ma la waxee lii ma wax def ci sama alalu bopp kooku suñ ko waxee ne tey mi ngi séddale dama yàgg séddale ci sama alal loolu ma la wax 400 j'ai été. mais c'est logique. responsable politique nga damay wax war nga mën a séddale. alal boo xamante ne investissement politique sur le terrain la. déedéet Touba ba fay jàppale askan bi. man politique ma fa te kenn du ma fa fal dimbali askan bi moo tax ma di ko def. acte social. kon man dama yàgg di séddale. avant may dugg sax ci politique man ci social la ma ñëpp xam ma jox la benn exemple. que ci sama séddale. j'ai été 7 ans PCA du FONGIP salaire u PCA FONGIP bi mësuma koo laal 1 franc lépp dama ko séddale man maa njaay séddale. donc ça veut dire que aussi est-ce que salaire ministre tamit da nga koy séddale. mais la ma ca man la ma mënoon mënatuma ko mais la ma ca man dinaa ko séddale parce que ñooñu ma doon jàppale ba tey la ma mën a ci ñoom dinaa leen ko séddale li may liggéey ci sama cabinet bi continuer dox maa ngi leen koy jox. li may liggéey ci sama clinique bi nga xam ne mooy kon ne jox maa ngi leen koy jox. li ma mën laay def. séddale ci li ma moom. d'accord est-ce que pour clore le débat président de la république bi vidéo boobu génnee da ngay confirmer que ni woowoon nañ la palais. jamais jamais. musuñ la woo musul am. lay wax ne. am na ñu doon da nga war a mën jóge nga Thiès yaa ngi jaar autoroute bi war a dem palais. waaw mais yooyu yëpp baax na ci xam nga lu tax. comme nit ñi dañoo soxor bëgg nañu ku la daaneel nañ wax loolu pour dalal seen xel nit kii dañ koy dàq ñu kontaan loolu rek doy na. merci beaucoup monsieur le ministre. maa ngi lay sant la sant la vraiment. maa ngi lay sant di leen gërëm contexte bi ak situation dëkk bi xaw na métti recevoir nga ñu def nañ émission bi gërëm nañ la sant la sa dernier mot. di leen remercier bu baax parce que presse dafa am solo ci dëkk. soo gisee dëkk mu apaisé muy dox ci yoon dafa am presse boo xamante ne presse forte
indépendante. tey def nañ émission. bu intéressante. absolument te lépp dañ ko teg ci kaw. yoon teg teey yar lu ku waroon a xam nga. te loolu moom mooy importance su presse parce que tey ñu bare dañ lay réere mbir. mais presse mooy tax ba lu ñu doon réer ñu feeñal ko ba mu leer nañ ku ci nekk nag dina am sa xalaat loolu mooy àddina. dinañ ne kii li mu def ànduma ci kii ne li mu def ànd nañ ci waaye li gën rek mooy lii ngeen def ni leeral maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam. merci beaucoup internautes yu Dakaractu gërëm nañ leen sant leen jox leen dig daje semaine bii di ñëw ak seen émission Actu Débat di gërëm di sant ñi ma àndala muy Sélé Mbaye Demba ak Ousmane à chaque fois ñoom ñooy nekk ci ginnaaw da ngeen leen gis mais ñoom ñooy cadre image yu rafet yi maa ngi leen di gërëm ñoom tamit di leen sant internautes yi jërë ngeen jëf ba semaine bii di ñëw seen émission Actu Débat ci Dakaractu TV.